Sénégal ziar Afrique ziar monde entier bokk Samagal TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal ak leen baal ak leen wax ni tey seen émission waxtaan ñu ko amee nii fii ci Thiès Thiès nag dañ ci ñëw Thiès fi gën a naanaan éleveur naanaan moo ko waxee nag am lu tax xam naa ne bu duggee ci waxtaan bi nga xam la laa wax fi mu seetaan fii ñu ngi koy nuyu bàyyi ko mu présenté boppam grand ñu leen ñu ngi lay ziar. waaw copain ci loolu nekk bàyyi ci jàmm mais namu naa la gëj naa la gis nekk yi tey mi ngi dox tey moom yow ñëw ndogu si dama naa tey maa ngi dégg xale naa tey dafa anniversaire xaw ma waaw effectivement man guddi laytu xadir laa judd woon ok donc chaque guddi laytu xadir nag damay wàcc kaamil suba gi ngoon gi ma invité dog ok donc ñëpp fi la ñu dogee fan ngeen tombé si macha allah donc loolu xéewal mënu ko lees waaw oui gannaaw loolu nice waaw loolu am na solo quoi mais gannaaw ñu ngi lay nuyu mais ñu ngi lay ziar naka def sant yàlla naka waa Dakar naka liggéey bi sant yàlla naka seen Samagal TV waaw ñu ngi góorgóorlu Samagal TV benn affaire la moom vraiment yéen a ngi liggéey boo xam ne moom liggéey bu mucc ayib la waay parce que yéen a ma njëkk a interview ci foire kees bi au niveau Adam je pense waaw suma juumul yéen xaw ma laadum laadum TV daal je sais pas mais na ngeen def bàyyi ngeen ci jàmm waaw mu ngi leen dalal ak jàmm ko di nuyu waa Sénégal yëpp di leen wax ne yàlla nañu yàlla boole ñaan gi yëpp ci guddi laytu xadri tey ji nga xam ne lépp li nga xamante ni ñaan na ko yàlla nangu mbas mi yàlla ko fi yàlla génne lii ñu jublu muy foiru kees bi yàlla nañ ci dugal ci bismillahi rahmaani rahim àggale kook alhamdulilahi rabbi alamin di baalu àq éleveur ci monde bi yëpp ak ci Sénégal gi yëpp di leen baal àq di leen baalu àq di leen wax ni ñu ngi leen di baal àq di leen baalu àq di ñaan yàlla boole ñu jéggal ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xol yi ànd nekk benn ñaanal ñëpp nekk ay champion ci li nga xam ne moo tax ñu xamante moo tax ngeen ñëw fii muy xarit jërëjëf. grand Ndaween bergerie Ndaween lañ wax. waaw Ndaween famille Ndaween famille. lu ma bëgg tey rek nga bëgg a Ndaw. waaw kañ la Papa Ndaw dugg ci élevage ak lan mooy bergerie Ndaween famille. waaw Papa Ndaw kañ la dugg ci élevage ak léegi ça fait 7 ans à peu près. donc élevage nekkoon suma plaisir parce que suma maam bi jur suma waajur bu góor daan yor xar ay tiijaan ay cubb mu nekk lu extraordinaire donc ma yàgg ko bëgg parce que xar yooyu je me rappelle très bien bi nekkee xale man maa daan toppatoo xar yi tiijaan mu nekkoon xar boo xam xar bu doy waar la je me rappelle benn jour dañ doon fubal mais biñ doon fubal waa kër yi waa njaayeen yi gañeñ jël coupe bi donc gars yi di xataraay foofu mais bi ñu leen joxee coupe bi tiijaan daw tiijaan xar bi daw songi ko yore coupe bi xar bi ci boppam kooku daw xar bi ci boppam kooku daw xar bi dàq ba mu sànni coupe bi xar bi taxaw ci wetu coupe bi mu nekk image boo xam ni ba léegi dañ ci mën sa maam galaay xaram boobu su maam galaay mu saan tëj néegam xar bi mooy tëdd ci buntu néegam fajar gi la xar bi jóg te xar bi day jóg rek sa maam bi tijji sa maam demee jàkka ja xar bi mooy ànd ak moom ba ca jàkka ji tëdd ci buntu jàkka ji sa maam galaay génn jàkka ji mu ànd ak moom wës fa pare mu ànd ak moom ñëwaat ci kër gi sa maam galaay buy dem ville xar bi day ànd ak moom ba ci tali bi ba sa maam galaay dugg oto ba dem xar bi wàññeeku tiijaan man daf ma yéemoon moo tax bañ koy rey Ablaye Samb la gënoon a mii nag ndeysaan keroog Ablaye Samb dafa jooy ba nga xam ni kenn mu ko expliqué defe naa ne deru tiijaan boobu ba léegi der boobu sama kër maam ku fa ñëw moom la lay génneel ngay gan nga ciy julli macha allah donc mu nekk plaisir bu extra xam nga mag ñi dañu baaxoon ñoom xar bi ñu daan rey tabaski ñoo ko daan yaral seen bopp xar yi ñu daan rey tabaski dem ci ñoo ko daan yaral seen sa maam xar bu mu rey tabaski rek moo ko daan yaral boppam voilà donc mu nekk loo xam ni lu doy waar la plaisir boobu jàpp ma nag may dem di rayante xam nga li ñu naan priorité ak plaisir moom bu ñu dajee da ngay jël priorité door a dugg ci plaisir moo taxoon mu woon am xar man damay ñaan yàlla ba am mankaan am kër door a dugg ci xar yi moo tax nag ba ma amee mankaan Dakar gu ma dëkk am mankaan fii ma dëkk Kees ma ne nag léegi mën naa dugg ci sama plaisir mooy xar yi donc premier yar ma njëkk a def mooy xar yi ma defar ci kaw ba mu infect commencé na dugg di jënd xar ak yooyu. kan mooy Papa Ndaw. Papa Ndaw benn chef d'entreprise la donc boo xam ni wax dëgg yàlla xar yi moom suma liggéey suma plaisir la donc maa ngi suma entreprise boo xam ne macha allah donc ñu ngi dox liggéey. Le regroupement des éleveurs intensifs de Thiès REID vous convie à la foire régionale de l'élevage de l'année 2021. Ça sera du 17 au 24 mai à la promenade des Thiessois. Ce grand événement est parrainé par le docteur Monsieur Pape Ali Diallo, membre fondateur du regroupement REID. La cérémonie officielle sera tenue le 22 mai à partir de 10h.
mbokki Sénégal rawatina waa Thiès fekke si leen foire régionale bi ñeel jur gi di am ci promenade des Thiessois fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2021 foire de l'élevage bi dina dajale éleveurs yi gën a mag ci réew mi yépp te di ngeen fi fekk ay laadum yu ngeen mësul a gis di ay xaru race excellent ci foire régionale bi jële fi xam-xam ay conseils expérience bu leen di jariñ abadan ci jur gi waaye jënd fi ay produits ak ay laadum pur sang. Notez bien ce rendez-vous, c'est du 17 au 24 mai 2021 ànd ci ak waa REIT le regroupement des éleveurs intensifs de Thiès. Macky Sall mi tey donc loolu yàgg na donc voilà donc. mais ci origine mu xam fan nga juddoo fa yaroo. waaw Pam Ndaw fi mu juddoo yaroo fa mooy fii ci Kees Dakar laa juddoo nag quand même Dakar laa juddoo mais Kees laa yaroo. Dakar laa juddoo mais Kees laa yaroo mais sama papa ñu ngi dëkk Gossas. mais comme que man sama yaay moo ma yar moo tax saa yoo ma ne foofu dëkk rek ma ni Kees parce que Kees laa gën a xam ko Gossas. mais ñun suñu famille origine sama papa Gossas la dëkk. voilà donc suma yaay dëkk Kees man ma juddoo Dakar. màgge Kees. voilà Kees nag nekk sama choix quand même. voilà. ñu ñëw dem ba taxawal Makar dugg ci laadum bi ndax parce que gis nga ni dafa fekk nga dugg ci wala lan moo la ci dugal diggante. mooy passion man passion moo ma dugal ci laadum waaye li ma ci passion dugal. je ferai tout ba espèce boobu bu ma fekkee ñu amélioré ko ba mu egg ci benn niveau bi man bëgg naa war a mun a reyante ñafe ba amélioré ko ba yóbbu ko ci beneen étape et c'est important. bëgg naa tamit su ma ci duggee wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ni du ma bëgg tamit kenn di ma ci jiitu. man c'est comme ça. dama bëgg lu may dugg du ma bëgg ku ma ci jiitu damay bëgg a nekk ca kanam nekk numéro 1. su ma nekkul numéro 1 tamit kay nekk numéro 1 moom dañuy ànd rek. waaye du ma bàyyi ginnaaw parce que loolu la nag. man loolu mooy suma voilà mooy suma élevage quoi voilà. mais nag maa ngi ciy sant yàlla tey jii parce que bu ma nekkee ci élevage bi léegi yàggul te j'ai 24 trophées. te 24 trophées yooyu yëpp donc benn génnul 3 premiers yi. la ma ko may mooy toujours damay affronter foire te bu ma affronter foire tamit damay dugg concours. pour natt sama bopp fi ma toll. ba ngay dugg foo jaar da ngay ñëw rek du uti mâle wala uti tëng wala uti femelle noo def. non dama génn li ñuy wax rek ñaari yoon moo am donc péage bi am na prix. waaw mais route nationale bi amul prix. mu la neex nga jaare dem. mais péage bi dafa am prix. mën nga dem premier péage fay 400 dugg Rufisque soo bëggee jàll. deuxième péage mais da ngay fayaat 1000 francs mais soo bëggee jàll beneen péage bi tamit tu payes 600. donc man nag péage yooyu yëpp nag dama ko dugg di fay di daw 200 à l'heure parce que bi ma payee benn péage taxaw xool ni ñii kat ñu nekk sama kanam daal ñoom daal laa bëgg a def payaat deuxième péage mais troisième péage bi su ma fa àggee mooy sommet bi ma fayaat troisième place péage àgg sommet taxaw mooy la mooy dama fekk nit liggéey benn 10 ans ma jël ko prix bàyyi ko fa ku mel ni ñaari guy bi ma koy jënd ku mel ni dinosaure jënd ku mel ni Chérif Chérif bi dëkkoon Géejawaay ma jënd 4 femelles am Madiba virgule ak Madiba ci Laay Touré ma dem foqati ko Cheikh Sylla bu Géejawaay ba ma dem jël doomu Bachirine bi mais bien sûr ci même pas 10 jours parce que ba may jënd fekk na ma pare. ok defar nga say box ba pare. fekk na ma pare mais avant may defar sama box yooyu tamit damaa ànd ak suma benn nit yàlla na ko yàlla génne fee mu nekk muy Ahmed Naar. yàlla na ko yàlla génne foofu sama rakk boobu laa àndal avant wër nañu pendant 5 mois. ok boobu maa ngi defar di xool xar yi fu ñu toll. mais ba ma demee nag ba sama box yëpp pare ma jóg pour jënd fekk man xool naa li may xool ba pare. si daa demee tamit seet suñu góor gi Pape Mansour Mbodj yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk góor goo xam ne góor bu baax la bu yiw Pape Mansour Mbodj nekk góor bu baax bu yiw ñaari buy tey bi ma koy jaay tey xaalis taxul malgré maa ngi ko jëndee 11 millions 500 mais xaalis taxul. mâle femelle. femelle. voilà mooy ñaari buy. yow man xamul ma jaxal. waaw da nga bëgg femelle. waaw parce que damaa gëm ni bergerie man li ma gëm. yow da nga bëgg femelle. dama mais la ma gëm mooy ndey mooy jur mâle te base de femelle soo ko amulee man gëm naa ni fa nga bëgg nga àgg doo fa àgg parce que maalu ñëpp la ndeyu ñëpp la mâle léeg-léeg nga gis mu def benn tournée tëb plus de 100 moutons tëb plus de 100 moutons mais booy xool doom yañ cey ràññee mooy doom ya am ndey léeg-léeg nga gis benn mâle mu def tour ci xar yu bëree bëri
dina am nag ay benn yuy rëcc. waaw. ci femelle standard yi mais ci extraordinaire toujours boo xoolee seen ndey da ngay xam ne ute naag yeneen ndey. donc man li ma gëm moom mooy ndey dafa war a nekk lu extraordinaire dafa war a complet. voilà bu complet loo ko jox mu jël résultat. femelle boobu nga jënd après lu ci non defal moom. non nu ma def ak moom am ci avenir ñëpp dégg nañ ko ñëpp xam nañ ko. après jaay ko sama benn frère ki ñu naan Papi Dieye. avenir ban maa moo ko jur. waaw avenir ñaari guy moo ko jur. ak kilifa. waaw kilifa laa jëndoon ci Tidiane. Diop boulangerie bi jur coow li maa ngi ko jënde woon ci ki ñu naan Diop boulangerie. te Diop boulangerie la tudd mais femelle bi dama ko tuddee Diop boulangerie ndax dafa cher parce que ma ko jaayoon 8 millions tamit. voilà Diop boulangerie moo ñëw kër gi am fi coow li. nga sama espoir boobu ma naan la espoir doomu Diop boulangerie moo ko jur Diamant Noir. voilà naan la espoir la sëtam la sëtu Diop boulangerie la moo lay wax ni xaar rek la laaj. boobaag léegi c'est vrai gis nga sa bopp. non romb na dem gis naa sama bopp lool bien sûr parce que la ma jënde woon tey récupéré naa ko bu yàgg wax dëgg yàlla ba nga xam ne xar yi ñu ngi fi te tey ji la ma jënde woon su ma ko bëggoon récupéré waat tey su ma jaayee sama kër juróomi xar récupéré ko donc sant yàlla xam nga léegi la nag yàlla day dimbali doomu aadama voilà ndimbalu yàlla da ciy am voilà bu weesoo ñaanu waajur yi ndimbalu yàlla da ciy am yàlla mooy def lu ko neex nag quand même voilà mais élevage bi tamit biñ ci nekkee dañ ci ànd ak ndimbalu yàlla voilà parce que nekkul lu ñu parce que man li ñu xar yi wax dëgg yàlla maîtriser wu ma ko su ma leen maîtriser naa ko wax lu mu am man bala may xool liggéey xool xar mi d'abord su ma xoolee xar mi d'abord mu am nu mu mel ma door a xool fan la bokk waaw parce que xar yi s'orienté wuñ. dama dégg nga ni 24 trophées. mën nga ma citer quelques trophées yoo gagné ak foofu la. bon quelques trophées yi ma gagné moom yomb na parce que déjà Kees laa njëkk a duggee concours mooy suma premier participation foire année boobu sax d'ailleurs waa Kees man la ñu tuddee woon seen foire. mooy suma premier dugg foire mooy année bi may dugg ci élevage. damaa dugg rek dugg concours Kees année boobu gagné naa femelle mu ñaari guy. moo jël P kilifa moo jël deuxième mâle. bi ma accès rek bëri voilà après ma jógee foofu bi ma jógee foofu ma dem au niveau de Tivaouane bi ma demee Tivaouane ma gagné mâle adulte gagné femelle adulte gagné espoir gagné mâle espoir gagné femelle espoir gagné tëng gagné jeune mâle donc yëpp moom maa ko gagné woon bi ma demee foofu maa gagné woon yëpp waaw yëpp maa jël pay ma jógee foofu dem Fiara bi ma demee Fiara maa jël pay mâle jël pay femelle jël pay espoir jël pay tëng Fiara yëpp maa ko jël ma jógee Fiara dem fekke ma bu Kër Massar bi ma demee fekke ma bu Kër Massar donc jël fa mâle deuxième mâle troisième espoir pay femelle 3 ma jógee foofu dem Adam bi ma demee Adam jël jeune mâle deuxième ñu coow li ba pare sama ñaari mâle yëpp bokk ci 10 premiers yi sama ñaari femelle yëpp bokk ci 10 premiers yi bon loolu duma ko comptabiliser parce que loolu ci 10 premiers rek mais yi nga xam ne moo génn ci 3 premiers parce que 24 trophées benn génnu 3 premiers yi ma jógee foofu dem Rufisque Adel bi ma demee Rufisque Adel sama mâle moo jël 2 sama beneen mâle moo jël 3e avenir ak Merlin coow li jël 2e sama femelle jël 3e sama beneen femelle bi tamit jël 2e au niveau de Adel voilà donc mu jëweewaat fa ñëwaat kees bi mu ñëwaatee sama sucre salé bi ngay dégg ni bee passé moom moo jëloon P tëng fii au niveau kees waaye donc et tant d'autres quoi donc voilà. waaw mâle bi fi nekk doomu mooy taawu sucré salé mooy femelle bi jëloon 4e Adam. Adam bii passé maa ko moom. Adam bii passé femelle bi jëloon 4e Adam. moom moo jur sucré salé moo jur jeune mâle boobu mooy taawam. parce que dama jël yaayu sucré salé yaayu sucré salé laa jël jox ko coow li jur sucré salé ma jël sucré salé jox ko avenir waaw donc ma jox ko avenir
donc mu nekk loo xam ni lu yéeme la ñu jur jeune mâle bi ma téye ko ñu juree jeune mâle bi ma téye ko donc léegi après la téye mâle bi ne li ma soxla woon ci avenir am naa ko parce que moom mooy caatu avenir donc après laa ko fi bàyyi ne ko moom moo war a liggéey fekk boobu am na Prince Bachir ñëwoon na fi donc Prince Bachir nekkoon mâle boo xam ne tamit mâle bu doy waar la mâle bu extraordinaire bu def ay production yoo xam ne vraiment ay production yu mucc ayib la donc vraiment c'est extraordinaire la voilà. léegi affaire mâle boobu waaw xam nga Prince Bachir moo fi jëkkoon jaar ba def tour tey jii moo jur pratiquement ya fa nekk yëpp ji bi booy xool ñaari doom la am ci kaw ñetta jëpp Prince Bachir moo leen jur Prince Bachir dem na waaw famille yi nga gis noonu booy xool la fa nekk yëpp maa leen judd yi ma génne woon foofu yëpp maa leen judd la benn rek laa ci jubluwu mais ya fa nekkoon yooyu yëpp ma génne leen maa leen judd ak yi nekk ci biir parce que tax ngeen leen génnuma leen dañu war a am doom ni tey ou demain waaw parce que li tax loolu moom mooy femelles yi dama boole ay femelles yu extraordinaire mooy comprendre lu mel ni Diop Boulanger yi nga xam ne mi ngi bokkoon ci comment dirais-je encore Cheikh Anta bi donc ñooñu dañu mun doom te dañu doy waat dañu mën a rëy ñaari guy bi tamit comprendre nga donc ñaari guy bi côté Bachir bi la woon ci yaay muy aw mbooj ak yooyu et tout ça xam nga donc ma indi woon ko fi comprendre nga doomu Bachir bi tamit xam nga ñoom jur xam nga ñoom dinosaure xam donc Tiawan doomu Koromak bi donc vraiment ñu nekk xar yoo xam dama ci associé li ma ciy associé jaxase leen si bi boole te vraiment récupérer li ma mën a récupérer quoi parce que man booy xool à l'époque côté roi Bachir bi ak côté magistrat bi daaw ma koon liggéeyee quoi voilà daaw ma koon liggéeyee parce que booy xool coow li ci gàndi bi la léegi nag parce que boobu dafa xawoon inondé ci dëkk bi ma ne bon grawal bàyyi ma liggéey ci yi bu yiy jógee ma door a jënd ci yooyu ut yooyu bu ko defee dugal leen mën a continuer liggéey bi quoi. non Ndayane famille fi mu nekk nii kay nekkati fi mu nekk ci li mu nekk moom mooy def ay nit ay champion li mu nekk kay fi mu nekk xam mooy lan déjà di lancer ay nit te commencé naa ko parce que Ndayane famille dafa liggéey ba toll ci étape boo xam ni tollootul ci wane boppam fi mu nekk li ma toll moom mooy di jël samay produit di ko génne ñuy dem ci ñi nga xamante ñoom mooy petit éleveurs yi pour mën leen a relancer pour ñu jóg et la preuve def naa fi ay preuve yu dul jeex ci loolu donc tey jii Ndayane famille fi mu toll fi mu nekk ni mooy moom actuellement ni fi mu toll mooy di produire ay champion maanaam di produire ay personnes yoo xam ni ay production ñoom ñoo leen di pousser ba ñu àgg fi ñu war a àgg donc Ndayane famille ci liggéey boobu la nekk te ci liggéey boobu laa nekk nii di ci dox te ci liggéey boobu maa ngi ciy réussir bu baax a baax parce que maa ngi koy def vraiment ba Sénégal gépp xam ni carrément maa ngi koy def xam ni ku ma jox xar rek xar boobu moo lay def champion waaw. ñëw ci REIT. lan moo taxawaay ci REIT. waaw suma taxawaay ci REIT maa ngi nuyu waa REIT yëpp di nuyu membre yëpp di nuyu bureau bi jaarale ko ci président bi donc REIT man maa yore relation extérieure man maa ko yor donc ñu nekk ci suñu mandat ni di organiser suñu foire incha allahu rabbi le 17 jusqu'au 24 fii ci Place de France donc moom la ñu préparé ni déjà boo fa jaaree ñu ngi gis ni bâche yëpp taxaw na donc ñu ngi ci en plein préparation tey jii peut-être da nga ma woo mu tombeek sama anniversaire donc mënu ma la gàntal rek waaye ñu ngi woon fële donc mënul ñàkk ma ni nag naa la jël rapidement ñu waxtaan taw rapidement et puis voilà quoi donc REIT daal cër boobu laa ci am mu nekk foire bu ñëpp di xaar Sénégal gi yëpp di xaar mu nar a nekk foire boo xamante ni ça sera une foire de référence incha allahu rabbi waaw. à part REIT yan nga bokk ci yenn non à part REIT bokk naa ci association yu bari quand même parce que booy xool bokk naa Tivaouane bokk naa Tëngéej bokk naa Adam donc mën naa ni association yi laa bokk voilà. kon lan la ñuy xaar ci di nga ñëw présenté wu fële ci foire bu ko defee gars yi ñu teeral émission bi ñu xam. ban REIT ah mais ñu ñoo koy organiser. waaw mais xam ñun la ñu fal. waaw. assemblée générale moo ñu ak jox wóolute. ne ñu yéen kat la ñu jiital pour ngeen jiite ñu. pour mbëbët bi ñu bëgg ci REIT ñu am ko. kon ko ñun fi mu nekk nii defe naa ni ñoo fay jiitu ñoo fay mujj. te foire bi préparé nañ ko depuis ba ñu falee ba léegi ñu ngi préparé foire bi day door a agsi man nag li ma yoree relation extérieure fexe naa ba nga xamante ne wax dëgg yàlla
def naa ci ay quelques innovations yoo xam ni c'est très important ak bureau bi quoi liggéey nañu ba telle sorte que parce que bureau yi dafa nekk bureau boo xam dafa xaw a yaatu doo xam kii lay def kii lay def kële lay def parce que ñëpp ñooy liggéeyandoo l'ensemble ñoom ñooy liggéeyandoo en synergie quoi en fait voilà ba telle sorte que da ngay xam ni ñii am nañu benn objectif bu ñu viser quoi voilà donc objectif boobu nag ñu ngi ci donc fi mu nekk nag dañuy xaar ba foire bi jeex bu foire bi jeexee nag gars yi dinañ def seen autocritique pour xam ba xam li ñu doon xaar ci ñun def nañ ko wala defuñu ko waaye man damay jàpp ne li gars yi li ñu doon xaar ci ñun dinañ def plus bi incha allah rabbi parce que en tant que parrain yi tey jii parce que booy xool au niveau de REIT booy xool catégorie yëpp utal nañ leen parrain. li nga xam ne moom la ñu parrainé foire nekk symbole ci Sénégal nekk pionnier bu mag ci élevage bi laaj ñu dëppoo jàng tey ci xam tey jii REIT bu accès ci yàlla xam tey ci seen loxo lañ ko jëlee parce que ni ko yëpp foo xam ñoom foofu lañ leen xaar parce que ñoom ba REIT juddoo ba léegi ñoo ko yor defal ko ba fii ñu ñu de wóolu nañ leen parce que seen loxo man bu ko tegee seen loxo yow di gën a yokk yow ko wax ba pare tey jii catégorie yooyu yëpp ñu mal adulte femelle espoir adulte am yëpp utal nañ ko ay parrain yu am solo yu am solo parce que booy xool ñaari mal yu mag ñaari ministre de la République lañ ko parrain muy docteur Ndiaye yore ministère artisanat ak jaxat jagle de maal mais tamit booy xool espoir yi si di ndaw yore bergerie ndaw coordination moom lañ jox maal Ablaye Dieye yi doomu ndawam moom lañ jox commune booy xool Jean Gillet moom lañ jox agro yi donc ak añar yi donc tamit moom lañ jërëjëf donc mu nekk loo xam ni innovation de taille parce que si ñu dem dana préparé seen xar pendant 1 an bu ñu demee foire seet nañ ci am benn orange mooy lan xar bi siir na gars yi seen i doom ñu ko mën a soral waaye dañu war a am plus que loolu mooy lan mooy ñu organiser foire bi teral leen teral boo xamante ni kon dañuy préparé seen xar ba mu ñëw foofu du ñu ko réglé macha allah certes nag mën ñu ko defar les exposants mais nag dañ koy defar ñi nga xam ne ñoo participé ci concours bi nga xam ne gagné nañu jël 1 2 jël 2 2 3 ñoom kan jéem a décorer ji la donc suñu kàddu nag ak li ñu bëgg a mbëbët mooy ëllëg bi incha allah rabbi ñu ngi envisagé loo xam ne dañ tey jii boo demee dina ba indi sa xar quoi ñu ñooy yor lekk di jëf ci ñu ci ak mais loolu c'est un projet à long terme incha allah parce que tey jii membre yi bu demee ba wóolu la ba jox la pour nga diriger am ci yow yaakaar moo tax kon donc war nañu toujours di gën a leen dëggal ba telle sorte que toujours dañu gën a am yaakaar ci parce que ñoom kon ñu tëj nga xam naa ni bonus bi mooy lu ma la gis nga yor ay pigeon fu lañ jëm après nga présenté ma pigeon yi ñu waxtaan ci waaw ndax xam naa ne xaw ma loolu dugg ci pigeon waaw pigeon yi nag quand même sama deuxième bi sama plaisir sax mais dafa am sama benn rakk Aliou Ndiaye ñu daje benn jour Agora ma koy tooñ quoi naan koy dégg naa yaay la mais yaay ci yor blon yu nangam waaw ma ne ko su ma duggoon si pigeon yi xam nga ni di nga dem garage mu ni ma yow pigeon yi da xanaa xari waaye pigeon yi moom mënoo cee dugg ba yóbbu ma fenn ma ne Aliou Ndiaye loolu nga wax ma ne ko naa dugg ci pigeon yi dinaa la lekk mais loolu moo ma dugg ci pigeon yi ok far nag ma dugg ci pigeon yi dem recruter ay pigeons yu extraordinaire bon comme d'habitude li ma defoon ci xale yi bi may jënd femelle 11 millions 500 Sénégal maa ko njëkk a jënd waaw mais xale pigeons yi tamit bi may dem di jënd benn pigeon muy àndul à 1 million donc dafa jaaxaloon ñëpp mais tey jii àndul ba ma jëndoon 1 million ñaari paire doomam laa jaay récupérer sama xaalis tey jii amal na ma kër gi 4 paires yu jur te 4 paires yu jur bu doom bu ñu jur fu ma couple bu ñu jur fu ma bëggee léegi jaay ko 500 yi parce que ñi may laaj demande bi sax mun moom satisfaire kon tey jii pigeon yi vraiment dem nañ ba ñoo yor lekk xar yor courant yi di fay maanaam daal sant yàlla maanaam voilà moo tax yar daal barke moo ci nekk nañ lii de mbay daal càmm ak mbay daal barke ci nekk man daal ragal naa ni daal lu yàlla def barke la dëgg yàlla pigeon yi loolu moo dugal may dem ba ci biir dem ba jur ba amul bi ma bëgg leen loolu tamit wala di leen entretenir ñu nga fa ñu nekk di leen organiser de telle sorte que daal mooy loolu quoi voilà kon ñu dem dugg fa xool ko ban contact lañ la mën a ku la dégg bëgg a waxtaan ak yow fu mu lay woowee ku bëgg a ñëw fii fan lay jaar fii Petit Thialy ñaari bi Thiès donc téléphone yi di 221 78 150 61 21 Papa Iba Ndaw bergerie Ndawel famille
ok donc ku ma bëgg a contacter rek soo jaaree foofu incha allah rabbi di nga mën a am quoi en fait voilà wala mu jaar ci yéen rek. incha allah yéen man maay yéen. waaw dëgg la Samagal TV moom di leen remercier ci arrangement bi di leen remercier ci seen liggéey di leen remercier ci jàpp di leen jàpp pour ñëw vraiment jàpp ci communication. foire bi incha allah di jox rendez-vous lépp nag le 17 jusqu'au 24 xam ni foire bi ñu ci gis foire boo xam ne incha allah foire bu mucc ay foire bu yéeme foire boo xam ne képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ci mala mu set loo ji di ko fa fekk incha allah jërëjëf Papa Ndao kon boog Samagal gis ngeen tey moom émission bu neex lañ am émission bu riche parce que Papa Ndao li mu wax nii dafa am solo ci élevage quoi parce que challenger bi boo déggee ni mu waxee dafa challenger la quoi challenger la def parce que nit ni dugg ci péage bi ne damay fay péage yëpp ça veut dire que mooy damay bëgg a dem ci ñi nga xam ne ñoo ne ci sommet fi nekk fa laa bëgg a nekk kon boo déggee ay waxam même loolu la ci pigeon yi kon ça veut dire challenger la loolu pigeon yi waxuñu tuuti nii pigeon yi waxuñu rek tuuti lan moo la dugal ci pigeon. Bon, pigeon yi ni ma ci dugal c'est un plaisir qui me fait venir comme ça nii rek dama ñëwee quoi ci man. ok comme ça nii un jour may am benn boy mooy tooñ rek naan ko Aliou Ndiaye. su ma duggee ci pigeon yi dinaa lu suba. bu ma pigeon yi mun a wëcc dara ma ne ko moom ma ne ko seen TikTok naa dugg noonu laa ci duggee. nga def ko challenge mais kii kooku suñ nga ko parce que man pigeon yi ma gis fii mais fan nga recruter yi pigeon. mais bari na parce que booy xool andour yi moo nekk fee ci suuf andour yi maa ngi ko jëndee 1 million. lu wax ni. mooy peeru andour 1 million mais tey jii andour bi génne na jege parce que ba ma jaayee ñaata ma récupéré naa sama xaalis te fi mu nekk am na fi 4 couples yoo xam ne ñu ngi jur. ok te fi mu nekk nii gars yi ñu ngi taxaw ku ci nekk ñu taxaw ay 500 600 ma jaay leen man leen non dama bëgg au moins ba am benn 20 paires wala 30 paires door a jaay parce que ñu ngi jur fi mu nekk nii 5. yi ay lan lañ. non yi ay boulon la. ok boulon am naa monté am naa boulon j'ai angora. mais boulon yi ban fii ñëw dañ fi ñëw nga recruter yu bëri wala dañ ñaata fusion nga fi indi pour ñu pour def production mel nii. waaw mais def nañu ay production parce que xam nga boulon dafa gaaw. boulon dafa gaaw c'est rapide quoi kon damay filer parce que boo yéegee ci kaw xool fi may filer da nga naan c'est pas possible. ça boulon dafa ça veut dire. ça veut dire que bu ñu nenee damay jël filer leen ci voyager donc ñoom defaat 10 jours 15 jours nenaat. filer mooy lan. filer mooy nga jël leen ñu bañ ko tëdd maanaam ñu bañ a bóof. ñu bañ ko bóof. nga jox ko voyager di ko bóof. ok di leen sexal. ok léegi voyageurs yi ñoo leen di boobu sexal leen. pour mu gaaw. voilà pour mu gaaw. sinon bu dee ñoom boo leen defee 5 fois 6 fois nga bare ñu tëdd. sinon bu dee ñoom la. sexal tuuti waaw. bu dee ñoom day yéex. waaw bu dee ñoom day yéex. ok. au lieu que nga am production ci mois bi 2 fois. waaw parce que production ci mois benn yoon nga jéem. yow expérience boobu foog amee te yow ci xar lañ la xam. waaw mais déggoo li wala xanaa c'est bizarre déggoo gars yi au niveau ci pigeon yi nee nañ ma man maa flambé prix. moom ma jaaxal def woon ci xar rek nee nañ ma kenn musul jënd pigeon. parce que man li ma jaaxal xar yi ma fi indi woon mais ba ma duggee ci pigeon yi damaa yéemu. waaw pigeon yi tey jii ngay gis ñoo yor xar yi. non c'est vrai parce que man sérieusement maa ngi dugg ci volaille bi mais yow yaa ngi ci xar yi mais volaille bi moom la teg ci pigeon parce que pigeon yi nga yor nii. depuis combien de temps nga dugg yow. fay ci suuf ak fii fële daa bi noir yaa ngi fii ñëpp oui. très joli. yii ñaan yi di def nii ay la lañ. ñii ay monday lañ. ay monday. yii mooy monday. ay mooy monday ñoo nekk fee ci biir. ñoo nekk fii. am monday andulu yi ñu ngi fële nga xam ni mooy paire bi jar 1 million ak seen doom ñoo nekk fii. waaw. nga bii nii c'est impressionnant. bii paire la ñoom ñaar. waaw bee andulu la bee bu benn écaillère. Écaillère. Écaillère ok. andulu moo nekk fee ak ay doomam. ok te moom la ko. meññee ay meññee oui mais meññee yu extraordinaire. très joli. fële am na fa ay noir blanc yu fa nekk yoo xam ne. ok. booy xool opale yi mi ngi fi. booy xool monday opale yi mi ngi fii ci biti. ok. voilà. tu as vu. yii ngeen ñooy ñaata. ñii dañu cher blanc yi. ñii dañu cher. c'est nen yi. day boo fi nekk quoi. ah day boo fi noonu. opale bi ça coûte très cher. monday opale. écaillé bële laa ko booleel. waa jeneen. ok day waaj a nen nii quoi. waaw day waaj a nen.
kat la. Là, c'est les enveloppes que j'ai. ñoom dama leen a bàyyi ñu sexal ni ñoo nekk nii mooy pigeon yu jël 1 million. père bi waaw. ñoom ñooy sexal dama leen a bàyyi nit ñu tëdd parce que li ma leen fiile dafa bari donc foog ma noppal leen tuuti. ok ñoom ñooy sexal ñooñu. ñi seen doom lañ ko waaw seen i doom lañ dama leen a bàyyi ñuy sexal. mais yii nga jox yéen ñu buuf ko la. waaw yii ñii saa yu ne dama koy joxe ñu buuf ko. voyageurs yi ñoo koy boof. waaw après nga indi ko ñoom ñu sexal ko. déedéet voyageurs yi ñoo koy boof ñoo koy sexal c'est-à-dire kii dama ko bàyyi mu boof sexal. daa mën a noppaliku. ok parce que dama ko fiile lu bari daal. ok léeg-léeg mun na toog naan man sama nen yi fan la yaakaar naa dama koy jël. nag nga dootul nen. ok. dañu nen ay doomam lañ. ñoom ñoo nen fee. ñaari ay doomu yee lañ. waaw doomu àndul bi lañ. ok. yii doomam la. yii ay doomam lañ. voilà doomam la. ay doomam lañ ñii tamit ay doom bi. ginnaaw lu ñu jur kii doomam la boo xoolee. ñoo peeroo nii ñoo nuroo kenn ki moog yaay ji. ok. tas na ci tuuti bi sax tuuti baa ngi kii mu tëdd noonu. ok kii na. ok yëpp mooy seen i doom yi nag ña nga fee. ok. ak fële. instant bi ñoom ñoo nekk fii pour fer ah. fer nañ ñoo nekk nii gisoo leen nii. léegi yow fii yow ñoom lan après dañuy peeroo seen biir. déedéet après da nga leen jël peeroo leen. ok. da nga leen jël peeroo leen. ok.